actualité tey fan yi weesu am na coow bu jóg ci Sénégal muy Oxfam ak Eliman Kane ci wàllum góor jigéen wala doxalin góor jigéen mu doon tamit lu nga xam ne même am na benn chanteur bu nga xam ne tamit ñu ngi koy taxé si loolu yéen rajo lan ngeen naka ngeen di saytoo loolu. waaw ñun suñu xalaat ci mbir mi sax def nañ ko si déclaration boo xam ne barki démb def nañu ko yéen pour leeral ndax ñu bëri dañuy yéene dañuy réere ay mbir gis nañu ne bu waxu ay yorom ñaari tur yi jógee sax léeg-léeg dañ siy boole ay rajo naan ñi ñoo leen di jàppale ak yooyu wante ñun ci suñu liggéey dañuy liggéeyee comme ni docteur bi di liggéeyee xam nga docteur li ñu naan dafay def serment d'Hippocrate maanaam ennemi sax bu ñëwoon taxaw si kanamam bu gaañoo dina ko faj ñun maanaam àq ak yelleefu doomu aadama képp ku ko yittewoo ñu jalgati sa àq ak sa yelleef boo ñëwee dinañ la taxaw xamuñ góor la wala jigéen la jullit la wala du jullit wala lu mu di doon duñ xool sax lan la te àq yooyu ñu ngi ko wéer ci ay principe yoo xam ne nii mooy amul xàjj ak seen ñun ci suñu liggéey duñu xool kii baax na wala kii baaxul terroriste yi sax buñ ñëwee am nañ àq boo xam ne nii dañ leen ko war a sàmmal ndax dañ la jiiñ buñ la jiiñee nag sa premier àq mooy nañ la àtte nañ la àtte ci tribunal àtte bu leer ba ñu xam ndax yaa def wala defuloo loolu àq doomu aadama la du ñuy wax àq doomu aadama tamit promotion homosexuelle bokku ci nit ñi nañuy def différence ñun dugguñu ci affaire promotion homosexualité kiy def promotion homosexualité mooy ki koy jaay di ci woo nit ñi di leen ci puus loolu liggéey rajo mosul nekk loolu ñun kay suñ liggéey mooy nit ki bu dawee ba fakkastalu tànkam dam nañ ko jàng nit ki bu ñu ko tëjee nañ ko tëj ci condition yoo xam ne ni nit àttan na ko muy dignité humaine nit ki am na tamit droit kii nu ñuy wax vie privée nit ki am na droit am kooku nit ñëpp la amul góor amul jigéen même sama doom sax am na vie privée boo xam ne man mënuma fa dugg kooku dañ ko war a respecter ñëpp muy góor muy jigéen muy lu mun di doon waaye dem nag di takk seeni drapeau wala di leen defal ay marche wala di leen defal ay show yooyu mooy ñiy def promotion bi loolu du liggéey rajo loolu lañ def ci déclaration bu ñu génnee barki démb boo ko amee di nga ko lire mu ngi leer nañ dañu nekk ci réew moo xam ne dañuy dund ci ay valeur am ay gëm-gëm yoo xam ne mënuñu doxalee ni France wala beneen réew di doxalee ci mbir moomu ndax culture yi dañoo wuute ndax fii maanaam maa lay jox exemple Sénégal man maa ngi ni bu ma neexee ma am ñeenti jabar ñeenti jabar di doxantoog moom chaque jour ñu ma lonk sama ñeenti jabar dox ci kenn du ma wax dara France boo fa takkee ñaari jabar ñu tëj xam nga différence de culture boobu ñun mënuñ dem foofu ne leen yéen da ngeen ko war a def ñeenti jabar dafa war a am France léegi nag ñoom ñu ñëw bëgg ñu imposer ñoom ni ñu gisee àdduna wala ni ñu gisee sax borom ñaaru tur yi ndax borom ñaaru tur sax daana fi am na fi cosaan ak yëpp mais niñ koy doxalee ak niñ leen di traitement bi ñu siy def moo wuute ñun niñ ko doon doxalee suñ culture la fii daana fi am ñu ne leen dañ daan reetaan rek ñu nekk si ngénte yi di lëmbal ak xumbal ak yooyu nekk si jigéen yi di tàccu ñuy reetaan ni toléré leen tolérance boobu am na Sénégal loi bi sax dafa xaw a dafa tolérant ci affaire boobu ba léegi ndax boo xoolee ci loi Sénégal amul waxuñ ci sax homosexuel kenn tudd ko ci dañu rek acte contre nature zoophilie ci la bokk yeneen yi nga xam ne àndul ak nité ci la bokk donc dañ ko ci tënk noonu rek mu tolérant am na réew yoo xam ne dañ ko ciblé directement interdire ko ku koy def sax dañ lay war a jàpp ñu tëj la ñu pénaliser ko fii ñu ngi wax na ngeen dépénaliser ma ne leen lan la ñuy dépénaliser loo xam ne pénaliser wuñu ko maanaam léegi bu demee tey buñ koy yëngal ko ba mu yëngu day indi loolu nga wax nii te loolu ñun foofu lañ leen doon bañ a yóbbu mais bu ñu dem nag ba bu ko def ay sabar ak ay marche ndax loolu mooy doxalin bi nga xam ne noonu lañ koy doxalee ci Europe ci yenn dëkk yi dañu def seen gay pride marche ñu xamal leen ay droit ñu def mariage
maanaam ñu autoriser mariage entre góor ak góor yooyu mënul am Sénégal tax àndul ak sunu cosaan àndul ak sunu diine àndul ak sunu gëm-gëm maintenant nag ñun sunu liggéey dañ koy def mais duñu xool ndax kii lii la wala laa la ñun toppatawuñu loolu dañuy def rek ak yelleefu doomu aadama daal la ñuy protéger mais defuñu promotion homosexualité. ñu gisoon ni wotal nañ fi benn loi bu nga xam ne pour ñu génne woon taalibe yi fii si Dakar Sénégal ba tey ñu gis ay weer taalibe yi nekkaat si mbedd bi tey yow mi nga xam ne yàgg nga xeex loolu bu ñu votee loi bi xam naa kontaanoon ngeen amoon ngeen bette tey ban analyse ngay def si loolu. gis nga loi ñaare bu ñuy xeex mbir yu demee noonu loi bi doonul loo xam ne ni moom mooy sottal lépp ndax mun nga wote loi te duñ ko appliquer xam nga li ngay wax ni ba ñu ne dañuy génn xale yi ci mbedd mi décision présidentielle la conseil interprésidentiel la woon sax ñu décider ne léegi dañu génn xale yi ci mbedd mi te yàgg nañ ko décider de ay gouvernement yu bëri jaar nañ fi yaa ngi fàttaliku gouvernement Souleymane Ndéné Ndiaye moo ko fi njëkkee ñu ne dañ def loolu ñu def ko ba ci digg bi ñu bàyyi mbir mi demul fenn bu gouvernement régime Macky Sall ñëwee aussi ñu delaat décision ne bi yoon moom dañ koy appliquer te dinañ génne xale yi ñu commencé am na ñu si jot a génne placer leen quelque part yóbbu leen seeni famille waaye ñu gis mbir mi dañ leen yóbbu ñu ñëwaat mel ni defuñ si dara wala li ñuy jotee ay xale ci mbedd mi dafa néew comparé ak nombre xale yi nekk ci mbedd mi ndax ñu ngi wax 100 000 xale ñoo nekk ci mbedd mi di yalwaan yi ñuy génne ay 1000 lañ ciy génne wala ay 2000 ak yooyu te xam nga loolu mu ngi mel ni toq ndox ci biir géej doon faju si dara te loi bu ngay wax loi boobu gën na yàgg loolu sax loi bi 2005 la woon 2005 la ñu voté loi mu contre boo xam ne ni day tere mendicité. mais est-ce que mendicité tey suñu dëkk dafa mel ni si ay question yu nga xam ne am na rapport ak diine mais aussi ak suñu doxalin maanaam en tant que sénégalais récemment gis nañu benn ministre bi pour désencombrement commencé lancé nañ ko ñuy commencé tamit di génne nit ñi est-ce que dina wëy mu mel ni tamit beneen soo koy méngale loi talibé yi dafa mel ni benn la rek est-ce que lan moo tax Sénégal tey loi yooyu mënuñu ko appliquer concrètement. du benn boobu rek am na bu ñu defoon ci plastique bi. waaw ko loi plastique bi mi ngi nii tey la plastique bi mbuus yi tey lañ gën a bëri Sénégal dafa mel ni ñun dafa am problème dañu am problème ak loi yi duñu ko appliquer donc mais kooku autorité la rek rigueur moo ci amul autorité yi war a appliquer loi bi ñoom ñooy yoxi buñ ñëwee am ñu résistance ñu bàyyi ci affaire taalibe yi day am résistance ci affaire yoo xam ne ni dañ koy wéer ci kaw diine ji ak aada yeeg yooyu bon dañuy daal di ne lii c'est sensible donc nañ ci def ndànk boobu wax dëgg ñu ngi ci commencé waat di góorgóorlu mais góorgóorlu bi tamit dafa ànd ak mu am autorité bu ñu ñëwee ba ci mbedd ba war ko appliquer nañ ko appliquer bu ñu ne loi bi dañ ko def ci maanaam mbuus nañu jël ay conditions yoo xam ne nii dina permettre nit ñi ñu am fu ñuy laxasee mais mbuus kenn waratu ko gis ci dëkk bi ndax def nañ ko Gambie ñu appliquer ko mu ngi dox tey Gambie boo demee doo fa gis mbuus doo ko fa gis te Gambie ëpp ñu doole ci maanaam police ak yooyu dañuy appliquer loi beneen bi nga wax ni tamit ci affaire désencombrement bi boo ko commencé ñi commencé coow tuuti nga gis voilà ñu ne groupe bi taxaw nañ ñu ne ñun dañuy daal suñ doole lu tax nga commencé reculer mbir mi du dem fenn waaye nag li ko gën a waral man li ma gën a xalaat tamit mooy bu ñu demee ba nga xam ne dañuy am ay raisons électoralistes nga xam naa dañuy dem ci élection président mi ngi doon wut 2e mandat donc bëggul nit ñi jóg ñu def ay kuréel yu am doole contre ko moo tax des fois ñuy reculer ci yenn mbir yi mais comme léegi am na 2e mandat te xanaa bu dee bëggul 3e mandat mais nañu appliquer loi yi buñ ko appliquer woon léegi nga gis mbir yi daal di soppeeku nga gis yëpp daal di jaar yoon ndax mbir mi application rek la. application la mais da nga koy appliquer nag ak intelligence maanaam boo teree mbuus da ngay maye ay conditions nit ñi am lu ñu faneen lu ñu mën a jëfandikoo walis mbuus
bu dee tere nga tamit nit ñi dem si daara da ngay xool ndaw yi nga xam ne dañ fi ñëw pour jàng ak ñi nga xam ne dañ fi ñëw pour traite dañ fi ñëw rek pour ut xaalis jógee ci yeneen réew yi da nga koy xàjjale ñi nga xam ne jóge nañ Mali ak yooyu ñu delloo leen seen réew. ñenn ñi sax ñooñu xam nañu du ñu ay taalibe. mais ñu teg seen siwo toog si di yelewaan. yéen waa RADDHO loolu lan ngeen si def wala lan ngeen ban plaidoyer ngeen si def. non ñun moom yàgg nañ ci def plaidoyer mendicité bi moom am na ci yoo xam ne nii bon pauvreté bi ak yooyu la mais am na yoo xam ne nii loi yi la ñu appliqué wul. loi bi dafa ne yalwaan bi ñu ngi ko permettre seulement ay bis ak ay place ajjuma ak dimanche place yi mooy jumaa yi ak église te ñooñu ñi ñu koy autoriser sax ñi nga xam ne ñooñu gis nañu ne yelloo nañu ko mooy ñi nga xam ne dañoo matul seen cër matul wala ñu am ay laago wala yooyu ñu ñi ay silmaxa yooyu nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe pour suqaliku waaye waxuñu la ku jógee partout mal yalwaan bi léegi liggéey lañ ko def ñun gis nañu fi ñoo xam ne dañuy yalwaan fii bu ñu demee seen réew dañuy tabax étage dañuy am xaalis bu bëri li ñuy am sax yow mi liggéey doo ko am loolu dafa nekk lu moo xam ne dañ ko war a xeex bu baax a baax ndax loolu day indi ay kii parce que loolu lu loi bi wax mais kenn mësu ko appliquer loi boobu depuis Senghor la woon ba léegi kenn du ko appliquer duñ ko appliquer boo demee ci yeneen réew yi koy appliquer noonu lay demee àjjuma da ngay gis nit ñi yalwaan ci kanamu jumaa ji dañoo yelloo yalwaan ñeneen ñi tamit ci église yi dañ ko yelloo mais taxaw ci mbedd yi partout di yalwaan ba nga xam ne nit ñi dañuy jógee réew ba réew ñëw Sénégal uniquement di yalwaan mais ni kuy ñëw di liggéey si loolu nag dafa nekk loo xam ne ni dañ si war a taxaw temm xeex ko. su la doon ne c'est-à-dire tey soo doon def xayma seen liggéey boobu ba léegi. waaw ndax ba ñu koy sos booba amoon na ay kuréel sax yu doon dox ci mbir yooyu waaye kuréel yi tëggeewuñu ko woon comme ni ñu tëggee RADDHO ndax dafa nekkoon ay kuréel yoo xam ne ci bitim réew lañu daan jóge am fi ay bànqaas yu demee ni Amnesty yu demee ni Human Rights Watch yu demee ni yeneen organisation yoo xam ne yenn yi Amérique lañ ko juddoo yenn yi Angleterre yenn yi France FIDH ñoom ñi ñëw fii am fi ay bànqaas maanaam jógee bitim réew ñëw di saytu ñun suñuy àq ak yelleef ñu ne loolu dañ ko war a soppi mu nekk mbir moo xam ne ñun ci suñ bopp ñun ñooy taxawal suñ bopp di xeexal suñ bopp loolu benn la ci ñaar amoon na fi tamit lu ñu doon wax yeneen kuréel ONDH moo fi njëkk tam ci organisation waaye différence bi moo doon kuréel googu moom dafa nekkoon li ñuy wax kuréelu élite ngay nekk avocat wala sa njàng xarañ ba mu kii nga door ci mun a nekk ñu ne bu ñëwee dañu tëgg kuréel goo xam dañ koy def organisation de masse ñëpp ci lañ bokk mécanicien bi chauffeur bi étudiant bi élève bi professeur yi ñëpp lañ dajale doonu rek ay mbirum koo xam ne ni def nga droit rek wala nekk avocat rek yaa ci mun a bokk déedéet ku nekk am nga wàll ci xeex boobu ñuy xeex moo taxoon ñu def ko organisation de masse moo am ay section lañ njëkkoon wax ci région Sénégal yépp léegi ñu ngi koy wax observatoire muy ay bànqaas ay kuréel yu ñu samp ci région yi Sénégal yi yoo xam ne ni nit ñi dañ fay dem di militer di adhérer alors di yokk suñ doole ci nombre ci ay lim nit ñu bëri di ci bokk ba tey mun nañu ne ay junney nit ñun membre lañu ay militants lañ ci organisation bi loolu jéego beneen bi tam mooy bi ñu ñëwee fekkoon nañ fi ay yenn jalgati àq ak yelleefu doomu aadama yoo xam ne nii yu demee nii booba maanaam situation jigéen ñi seen àq ak yelleef tamit lu ñuy doon xeex la xeex bu métti amoon na ay kuréel nag yi ko doon xeex kuréelu jigéen waaye ñun dañ ñëw dooleel ko buñ ko doolelee ñuy xeex ñuy wàññi li nga xam ne ñu ngi koy bundu xataal jigéen yi ci kër yi ci dëkk yi ak ci gox yi ak di sëy yu gaaw teel yi ni naan teel a maye seen doom yi ak di xarfal jigéen ak yooyu yëpp bokkoon na ci xeex yi nga xam ne ñun dañ ko doon xeex ba ñu dem ba nga xam ne ñu ne léegi nag war nañu def jigéen sax ñu boole ko ci kuréel yi nga xam ne foofu la ñuy décider
ci nga xam ne ci parlement yi ci ay foo xam ne dañ fay wote daal ñu ne jigéen war na fa am loolu moo indi loi parité bi bañ koy dool xeex RADDHO ak COSEF ak yeneen dañ doon jokkaloo waaye booba dañ ne woon sax bu loolu mënul nekk ndax loolu xeex la boo xam ne nii tamit boo koy xeex dafa am ay yeneen gëm-gëm yoo xam ne dañuy wàññi doole xeex boobu dañ naan jigéen voilà maanaam xam nga affaire ni ñu nekk ci dëkk boo xam ne dañuy fonk diine dafa am doole pour nga mën fi fësal mbirum jigéen ba mu fës day am ñeneen ñoo xam ne ni ñuy gisee diine dañ naan jigéen amul place ci yenn kuréel yi amul place foo xam ne nii grand place la fu ñuy waxee ak suñu aada ak suñuy cosaan dafa nekk dafay diisal mbir mi waaye loolu si seen xeex boobu mos ngeen jokkante benn cas bu mel noonu bu spécifique. yu bëri cas boobu cas buñ ci gën a fàttaliku man bu ma siy gën a fàttaliku mooy kaawu Safia Hissène benn jigéen la woon bu nekkuloon sax fii ci Sénégal waaye Nigéria la woon dafa ëmboon dañ ko ëmbaloon ñu ne dañ ko war a rey alors ñun ñu taxaw ci xeex boobu ndax ñu ne ba lañ koy rey nañu xool tamit ci yan condition lañ ko ëmbalee ak moom ndax war nañ ko mun a rey léegi wala war na mun a am jéggale ñu dem ci maa ngi fàttaliku sax bañ ko doon wax dañu dem ba ci Kaolack imam Assane Cissé lañ dem mu jàppale ñu si parce que moom xam na foofu bu baax te xam na l'islam xam na ko l'islam tëggee naka la ko l'islam waxee moom moo expliqué waxal nit ñi daal ba nga xam ne wane na ne ci cas yu mel noonu bu ëmbee mënuñ ko rey ci ëmb bi dañ xaar ba mu wasin te tamit nañu xool condition yi nga xam ne ci lañ ko ëmbalee ndax amul possibilité sax ñu mun ko baal am xeex boobu bañ koy xeex dañ ne woon ñun dañoo contre l'islam ndax l'islam nangam dañuy wax ko ëmb nañ ko rey mais góor gi moom kon waxu ko dara xooluñ sax kan moo ko ëmbal xam nga yooyu itam dafa nekk ay injustice ay yoo xam ne nii ñun dañ ko yàgg xeex ndax munoo ëmbal nit ba pare ñu rey ko yow ñu bàyyi la ngay dem di yàlla bandang amoon na tamit bu ñuy wax affaire u xale yi maanaam xale ñu ne amul àq ndax dañ ko war a nii ak xale ñun ñooy yàq xale yi l'islam nangam te l'islam waxul loolu yenn yalwaan yi l'islam digalu ko yenn traitement yi ñuy traité taalibe yi loolu yëpp dafa nekk loo xam ne rek pratique la bu ñuy def waaye àndul ak aada ak cosaan aussi xarafal jigéen ñi tamit xeex nañ ci xeex bu métti ak yenn ñi nga xam ne ñuy wax traditionnaliste yi ndax dañu ne voilà lii islam moo ko santaane ñun dañu dem gis ay imam gis ay ñoo xam ne dañu jàng xam l'islam ñu ñëw def contre argument ne lii l'islam santaane wu ko ñu ne non lii nekk na ci benn hadis ñu ne hadis bi wérul naanam waxtaan bi commencé di indi wér na wérul donc ñu gis ne lii du pratique boo xam ne nii mun nañ ko wéer ci l'islam rek ñu dem ba nga xam ne léegi am nañ nit ñi décider bàyyi ko xam nga léegi affaire boobu léegi ñu ngi koy bàyyi ndànk-ndànk waaw loolu ay résultat la yoo xam ne am nañu ko en 2000 tamit ñun ñoo nekkoon ci bopp kuréel gi ñu doon wax collectif des ONG def observation élection RADDHO la njëkk a accrédité comme organisation nationale nga war a xool saytu élection